dikkati naa xeebub xal mu lakk sa daay Tribune yéen kaay ne ma Serigne Mbaye Thiam looloo ko dal mi ngi ci biir ndox mi waaye dafa mel ni ku ca faf lab nag yéen kaayub dee média bi daal di may xamal ne moom Serigne Mbaye Thiam jafe-jafe dëgg la am ak Sen'Eau waaye tam askan wi amuk jafe-jafe ak Sen'Eau yore nu ndox mi nañ ko wax te dee baata dund Tribune yéen kaay ne ma baaxul Sen'Eau du dul ay scandale defu ko ci réew mi fii ci Ndakaaru bari na ci quartier yoo xam ne boo fa taxontoo ndox amu fa te ñàkk nañ ko yàgg na facture yi cher ba jéggi dayoo yéen kaayub dee média bi ne ma kañ la facture gëj a doon junni rax ci dooli nag sax ndox ban lay jox faf baaxul yenn saay mu xeeñi nefere Mignane Diouf ci yéen kaay bi ne Sen'Eau ab fiasco politique la waaye tam diplomatique dafa mel ni nag dañoo takk buum ci suñuy baat di ñu diri lu leen neex def te dara du leen ca fekk yéen kaay bi ma coowal ndox mi jeexul ndax ñi tey liggéey ca kaw gi daal dinañuy dakkal liggéey bi l'évidence yéen kaay bi ne ma mbaadu digganteeg Idrissa Seck ak Macky Sall dafa dakk en tout cas neexatul diggante Ideg Macky dafa mel ni te rajo sotti suuf yéen kaay bi ne ma Idrissa Seck ak partem bii di réew mi day ñi ngi dund jafe-jafe dëgg ci biir gouvernement gi Macky nag dafa mel ni moom moo ca sopp Idrissa Seck waaye nag Idrissa Seck yéen kaay bi ne ma ñi ngi jëm ci élection muy locale di législative waaye tam présidentielle war a it andiwaat premier ministre waxtu woowu jafe-jafe wérgu yaram tongal ko moom Idrissa Seck lii ab tàggoom ak Macky Sall lay wane am déet en tout cas Idrissa Seck réer na mër l'évidence yéen kaay moo ko xamle Sud Quotidien daal di may xamal ne élection locale yi day daal dina jub si moom waaye waa gratte gis nañ tey jafe-jafe ndax jàpp nañ ni nag des policiers fa la jafe-jafe yi tàmbalee am na yenn ci coalition yoo xam ne maîtriser wuñ mbir mi ñeneen ña nag dafa mel ni autorité administrative bi ñoo leen nag jaay leen doole wan leen rigueur goo xam ne mar day taali yenn cassation yi préfet yi bëgg waa grade ne ngalawaay ëttuwaatekaay bu kawe yi na ci jëlub dogal waaye nag en toute indépendance lu ci mënti am xëccoo gi nga xam ne moo am diggante préfet yi ak coalition yi mënta yàq benn yoon tëgginuk élection locale yi 23 janvier 2022 l'indépendant yéene kaay ne boobaa mairie bu Ndakaaru la ca Pape Diop di xëccu laataañu caa àgg Pape Diop moom ma ngay xam le ni yorinam ca mairie bu Ndakaaru woon nice terewul xam ne na ni buñ ko joxaatee Ndakaaru dana koy yeesal ba mu mel ni panaal Pape Diop leeral ci ne man du ma jege ñaaleeg Macky Sall ab opposant laa opposant boo xam ne du ma saaga du ma xaste du ma wax lu ñaaw du ma bokk ci marche man daal jàmm ca laay dox man Pape Diop dal ci kaw Macky Sall ci premier ministre bu mu fi dindi woon bëgg ko andiwaat nee na ko na doon ku neutre yënguwul ci wàllu politique source aanee Khalifa Babacar Sall ak waa Yewwi Askan Wi day waxtu woowu nee ñu ña ngay wëri koppar ngir seenu campagne Vox Populi ne ma waa Yewwi Askan Wi gannaaw loolu ña ngay njortu ne am nag fraude boo xam ni càcc élection yi ña ngi ca bëgg a soobu moo taxit Ousmane Sonko ki gaayam ña ngay woo ndaw yi ngir ñu sécuriser vote bi Dakar Times ne waa Azutik kay la ñu bëgg ñoom ci boppam moom moo di nag ñu seyal fichier électoral bi ba faaw booba Tribune yéene kaay di ma xamal ñaar nee na ma rassemblement politique ba amoon ca ginnaaw raay noor police ba nag da ko baa dakkal tere Pam Njambe seen maire sortant ba mu politique ca Sindia Bougane Gueye Dany ma nga fa woon gannaaw jàppam nga ja Sédhiou moom Bougane Gueye Dany caxat-caxatee yóbbu gendarmerie Tribune yéene kaay ne ma moom jiital coalition gëm sa bopp demoon na Sindia foofee Papa Moussa Thior moo fay doon seen candidat Bougane Gueye Dany profito ca daal di xamle ni caxat-caxatee ga ñuy caxat-caxatee suufuk Sindia ga la bëgg mu dak te wóolu na ca Papa Moussa Thior booba réew mi ko dijee ma ngi may xamal ne Abdoulaye Diouf Sarr de daal dinay taxañ Guy Marius Sagna daal di affecté ji Kédougou Vox Populi daal di may xamal ne foofee la nag la mairie bu Ndakaar doore amee sens ndax Abdoulaye Diouf Sarr ma koy wut daal dinay affecté Guy Marius Sagna Barthélémy Diaz ma koy wutit ne ko bés bu ma faloo dinaa la andiwaat Ndakaaru Tribune yéene kaay ne ma Mame Mbaye Niang dal na ci kaw ñoom ñaar ñëpp muy Abdoulaye Diouf Sarr oo di Barthélémy Diaz Mame Mbaye Niang ne lii may def kenn santuma ko maa bëgg liggéeyal sama réew doonub candidat Mame Mbaye Niang ne defar naa sama programme ba nuppi pour Ndakaaru te Abdoulaye Diouf Sarr amul programme moo ñeneen ñeeyam amul dara loo xam ne mën na ca yoree Ndakaaru Mame Mbaye ne ñamay xëccool Dakar sama xel dal na ci ndax bu nekkee ña nga xam ne ñoo ànd ak président Macky Sall liggéeyuñ fi lenn xanaa kay wéeru ci ginnaaw président wéeru it ay réalisation ngir bëgg a yore Ndakaaru duñu ko nangu leneen la mooy waa Yewwi Askan Wi Mame Mbaye ñaari ñoom seen gët lenn dong lañ ko teg mooy nërmeelu président Macky Sall te duñ ko gis réew mi ko di jeene ma ca Saint-Louis foofee day Mary Teuw Niane ma ngi fay doxal waaye it ma ngay ñaxtu jafe-jafe yi njàng mu kawe mi am Sud ko di jeene ma ñoom ñooñe ñi ngi war a soobu ci gréew nag ñoom njàng mu kawe mi Dakar Times ne ma boobee réewum Sénégal ñi ngi wax ni yoru pétrole moo fi nar a am xel di dal 24 heures yéene kaay ne ma yor goo xam ne waa ànd sàmm jikko yi nee ñu góor jigéen ak lépp lu mu làngool dootu fi daagooti ab loi la ñu bëgg ci assemblée nationale bu koy criminaliser booba Sénégal lépp ay défi la 24 heures yéene kaay ne ma bu nu wéeru ci CEDEAO de ndax foofee aluuti nag ña mu àndal yekk nañ leen musiba ci ñàkkub démocratie ak bonne gouvernance laas yéene kaay ne ma moo ne day Sénégal am na croissance su 5% libération yéene kaay ne ma Abdoulaye Daouda Diallo it xam na ni sunuy bor ma ngay wàññeeku l'indépendant ne bu ñu ko amee day réew maa ngi bëx-bëxi président Macky Sall war a soppi gouvernement andiwaat fi premier ministre waxtu woowu réew mi laa ne la ma ngay jëx-jëxi grève yaa ngi mel ni tulleeg maale njëgug ñam yi cher na lool askan wi dundatuñu dund gu doy te seer
sell seen o niki noonu it courant bi fate l'indépendant ne ma crise économique am ci réew mi covid 19 ñëw nag faf daal di ñuy doggali booba vox populaire di ma xamal ne Ramaphosa bi nga xam ni moo nekkoon ganu président Macky Sall fan yee gannaaw delloom Afrique du Sud dañu koo testé mu am coronavirus booba Le Soleil yéene kaay ne ma président Macky Sall day ma ngay xam le ni Afrique am cëgal guyam ci paj mi lu ñu war a gaawtu la le quotidien ne CEDEAO day ma ngay sàkku ca Mali ñu tëggi élection weeru février gi ndax nee na xaar wi yàgg na fii ci Sénégal Tribune yéene kaay di ma xamal ne Mamadou Diop Decroix day ma ngay dal suñu kaw mi ngi xam ne ni soppi nañu jikko soppi doxalin Sénégal léegi askan wi dañoo violent yéene kaay des médias bi dama déet neexut a weddi de xoolal man la am rek barki Dembo Njaay ci terrain bu Grand Yoff ab vigile la ñu fa fekk mu daal di faatu kanam nga ñu daal di koy caxatee ba mar day taali ay jege ñaaleem nag xam le ni kii buñ ko seetee ba ca biir dañoo faat ba kanam fii la réew mi toll bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàpp coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat. mën nga fa doxantu te doo sax dugg oto doo ànd ak ay nervi ñu xam ne kon kii am na lu mu fa am mais bu fekkee da nga war a dem ci bërëb ànd fa ak ay nervi c'est parce que y a quelque chose qui se passe mooy yow sa bopp wóoluwoo sa bopp boo wóoluwoon sa bopp ne ni maire nga bëgg dangaa naat baatu askan wi soxloolu ngay yóbbu ay nervi wala nga ay yóbbu ay gros bras mën ngaa doxantu nit ñi ñoo yore sax nit ñi askan wi ñoo yore sa sécurité mais il faut nécessairement que l'état du Sénégal mi état central mi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu kaaraange nañu moytandiku mbiru gros bras nervi lu fu muy mujj baaxul te ñu ngi jëm ci campagne électorale pré-campagne nga génne ay nervi campagne électorale lan ngay indi muy laaj bu am solo Birahim ñu ñëw ci liggéeykatu hydraulique ya ne ca Thiès ñoom nag toogaay ñoxtu la ñu daal di amal ni ki démb ca ngoon ngir def ak pression ci seenu ministre de tutelle liggéeykat yooyu ñu ngi ci terrain bi yàgg na lool surtout ci monde rural bi ngir rek amal fa liggéey bu am solo ñaar fukki at a ngi nii waaye nag fourage daal di xëddeem amuñu seen condition liggéey dafa metti non seulement waaye amuñu benn contrat ñëw yokk ci xar mi karaw jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund askan wa yow ci dund woowee yëpp muy monde rural bi ci ndox mi ni ñu ko gérer en tout cas ñoom nee nañu li ni mel buñ ci àndul jooyanti daañu lompañal liggéey bi ba askan wi donte seulement ñu ngi amee jafe-jafe jëm ci wàllu gestion ndox mi ci monde rural bi ñoom daañ ko gën a lompañal su ko defee jafe-jafe yi gën a tardan ci teewlu kàddu yox seen kàddu di Babacar Ly mooy secrétaire général bu collectif ëmb téeméer ak juróom ci ay liggéeykatu bénévole hydraulique ci micro Mbaye Tall Xumba ay travailleurs yoo xam ne nii tey ñii def nañ fi 10 ans ñii 20 ans ñii 30 ans boobu ba léegi ñuy daw ci ginnaaw état pour ñu am embauche mënuñu ko am kon loolu jéggi na dayoo le ministre Serigne Mbaye Thiam devant les députés à l'Assemblée nationale mu jël ay tuuma yu doy waar yoo xam ne nii teg ko ci kaw travailleurs yi et que bi si njëkk mooy dane bi ñu ko joxee liste 105 travailleurs et que dafa def benn audit boo xam ne nii tey gis na si am na ñenn ñoo xam ne bi mu jëlee seen âge de jugement wàññi ko ci seen âge bi nga xam ne nii tey moom lañ def bénévolat day mel ni 11 ans fi ñëwee alors que dafa def erreur te alors que moom bi mu defee audit ñun aussi dañoo def audit boo xam ne nii biñ ko génnee ci lañ def bénévolat tey mel ni ñu ngi ñëwee ci secteur bi à partir de 16 ans 17 ans wala 18 ans. mi ngi noonu Hadj Mansour ñoo ko déggandoo au-delà jafe-jafe yi monde rural bi di am ci gestion ni ñu yoree seenu ndox gis nañu ne ña fa nekk itam di ko liggéey seen condition doy na waar. yàgg naa wax di ko te wax tey. yàgg nay dénoncer seen situation bind na ay lettres yu bëri yu dem ci Serigne Mbaye Thiam yu dem ci direction yi nga xam ñooy seen ay kilifa mais faale wuñu leen Mohamed ci ñoom pratiquement ndox bi yëpp ñoom ñoo ko yoral boo gëstoo ñoom seen ay liggéey ak jafe-jafe yu ñuy jànkuwanteel même école bi ñu leen doon tàggate Kaolack sax dañ koo jël xam nga jox ko ñan benn société étrangère bu tudd Félix ñooy exploiter ndox ci dëkk kaw yi nekk ci Sine Saloum CO ñooy exploiter ndox ci dëkk kaw yi nekk ci commune bu Nguéniène ak yu mel noonu Aquatec mooy exploiter ay ndox ci dëkki kaw yu mel ni comme sama diwaan muy ay tent baab ak li ko wër ñett yooyu ma la tuddal yépp ñoo seen eau ci benn peñe amaluñu askan wi benn njëriñ exploite jël si ñu fekk ñu def seen i installation ñu accaparer seen i installation te xamuñu nu ñu defee passage xanaa man Mohamed bu ma lay jaay lëf ma lay jaay seen TV ginnaaw fréquence bi ginnaaw personnel bi xanaa au moins taabal yii nii coûté woon na ma cher plateau yi quand même xanaa yooyu war naa la ko jaayaale mais jaay naa la turu seen tuyau après jeex na noonu wala def nañu benn contrat Aquatec Sen'Eau Félix CO ku mu ci doon da ngaa fekk ay installation yu ni jong nga ñëw léegi yokk abonnement ba nga ñëw wàññi personnel ba nga ñëw yokk facture ndox ma ñëw joxe ndox mu gën a bon gën a ñàkk yërmande aussi ci comprendre nit ñi ak seeni ay facture
tey boo demee fu mel ni Sen'Eau Dakar ñu ngi jooy ñàkkum ndox mais yeneen i localité yoo xam ndox mi dafa jóge ci Ofor comme campement Ngekoox jóge ci Ofor dem ci waa Sen'Eau askan wa xamuñu benn yoon ci yenn clause la contrat boobu amee ba maire ba jël ndox ma teg ko ci loxo waa Sen'Eau ñu ñëw accaparer seeni installation tibb suuf tabax nu mu leen neexe force nit ñi ñu defaat yeneen abonnement yu bees te joxuñu leen ndox mu doy loolu nag bu amee ñu koy joytu daaw jéeg ba léegi Serigne Mbaye Thiam nekk fi taxaw ci kanamu député yi ci assemblée nationale di soog am ay dogal yu mu jël dafay tey xel liggéeykatu ndox yi souffrance boo xalaatul ci àdduna ñu ngi koy dund fii ci Sénégal Mohamed am na ci man xam naa ci coup way juram dee na 2 jours te yëgu ko parce que fa mu nekkoon amul réseau pour mën a am téléphone Babacar Limi damay jokkoo moom lu bëri ci wàllu téléphone di ko laaj seen ay situation di xool évolution wu ñoom seen ay dossier bougéwul yotaa dañu leen a faalewul dimbalewuñu leen te bu ñu xëyoon benn bis téye ndox mi téye seen loxo ndox dootul am fenn ci Sénégal et amul heure benn boo xam ne du ñu leen ko jógloo ay 3 heures du matin ay 4 heures du matin saa bu ñu leen soxlaa yëkkati leen di leen exploiter di mucc seen deret ci façon boo xam ne kenn xamul nan la tudd waay Serigne Mbaye Thiam na jéem a trouver solution ci ndoxum Sénégal wala itam président Macky Sall suñu ndox mi jox ko ku mën a jox waa Ndakaaru ak yeneen capital régionaux yi ndox mu sell mu ñu mën a naan doxul mi ngi noonu doxul Birahim li ñuy sàkk du leen lu dul seen recrutement ndax lu toll ci 20 at ñu nekk di ko def bénévolat jot nañu ne ñu utal leen contrat ci liggéey bi ni mel finalement jafe-jafe ndox mi yemul rek ci réewum taax waaye monde rural bi également ñu ngi yóbbu. yow da ngay dem mënoo am contrat ci foo xamee ni liggéey bi yëpp yow yaa ko yore parce que dañuy naan dañ la xaw a sous-traité wala yu mel noonu. nga nekk fa pendant 20 ans 25 ans 30 ans mënoo am contrat d'abord distribution wu ndox mi yow mi nga xamee ni yow yaay taal machine yi ci biir muy wax forage yi yow yaa ko yore yow mi nga xamee ni bu fekkee ni dafa am usine pompe bi yóbbu ndox mi yow yaa fay nekk di ko régler 24 heures sur 24 bu taxawee yow la te mënuñu laa jox contrat gis nga dans cette histoire là dañ naan Serigne Mbaye Thiam à bon dos daanaka moom mooy ministre bi. mais moom mooy ministre bi moom mooy tutelle bi bu amul lu doxul ci li nga xam ne moom mooy département am mais am nañu sañ-sañu ne ko sëñ bi nag la nga yore doxul am na lu ci doxul wala lu ci ëpp doxul ministère bi liggéeyam parce que xam nga ministère bi dañu ne pour appellation bu complète bi ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel tey ñii di mécaniciens yi ñuy wax naan dañ leen bëgg a jëlee ay stade Léopold Senghor wala ci yeneen bërëb ministère am moom moo ko yore informel secteur informel ci Sénégal moo gën a bu ñuy wax ci wàllug ñi fay liggéey moo ëpp que ñuy wooye ay fonctionnaires wala ñu nekk ci ay secteur privé ak yu ni mel informel boobu mais moom paradoxalement budget wu ministère am daanaka bokk na ci gën a néew ci 2020 c'était moins de 5 milliards de francs CFA loon te ñoom ñoo yore tey wàllu jëlee par exemple mécaniciens yi ubbil leen fi nga xam ne moom mooy fi ñu leen war a yóbbu fële ca Diamniadio moom moo yore moom ci ministère am tey li ñuy wax wàllug tenue scolaire ak yooyu normalement ministère am moo ko yore mais dañ ko jël dénk ko keneen ba ci wàllug budget bi daanaka moom lu mu ciy laal bariwul lu jëm ci tey ngaay boo fa demee ñu ne la les artisans de manière générale daalu ngaay am na lu mu ci war a liggéey mais malheureusement j'ai l'impression que dañoo néewal doole ministère am alors que bu waroon na nekk ministère bi waroon na tirer tey lu jëm ci wàllu koom tirer tey li nga xam ne moom mooy relance économique ci Sénégal ndax informel bi mu yore yëpp ci biir mais il suffit je pense que ci wàllu politique boobu day jóge ci président de la République wàcc ci nga xam ne ñoom ñooy gouvernement bokk na ci moom mi nga xam ne moom mooy ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel fexe ba ci wàllu politique bi ñu yore ñu seet lu ñu mënee ñoŋ ci mbooleem ñi nekk ci secteur informel ak ñu war a soppi jëlee leen ci secteur informel gën leen a mën a dëgëral ba ci wàllu koom ñu mën fee indi dara ci réew. bien sûr très bien jërëjëf Birahim dañ leen di yeewi ñu di la jaajëfal nga daw gaaw ca rédaction ba jox la dig daje incha allah également ci xibaar yi ci. incha allah noonu itam Hadj Mansour ñu ngi lay dig daje léegi yow ci tës bi ak. incha allah Mohamed incha allah Mohamed ok. jërëjëf mbokk yi kon ñu wëyal xibaar yi dem ca Fatick jamono ji
wax ca commune bu Thiarère Dialgui foofee lu toll ci juróom-benni téeméer ci ay ndaw daan nañ leen di tàggat jëm ci anam gi ñuy jëfandikoo lu jëm ci wàllu réseaux sociaux yi mu doon initiative bu am solo tukkee ci régisseur bi di Badara Ndiaye régisseur des bourses moom mi nga xam ne wax na ne geste boobee mu def dafa tënku jëm ci gunge ndaw ñi jëm ci wàllu ko nouvelle technologie de l'information et de la communication Badara Ndiaye ñu teelu ko ak Aline Badara Sonko. boo xoolee jeunesse bi bokk nañ ci ñi ëpp ci commune bi te jeunesse boobu ñoom ñooy suñu yaakaaru ëllëg ci commune bi léegi jeunesse boobu war nañ leen a former ci naka la ñuy utiliser outils digitaux yi formation boobu nag yemul rek foofu dafa dem ba wax leen nan la ñuy monter projet te nit ki su amee ci xalaatam ci xelam mu leer ko ne ko mun naa bindu projet ut ay financement dina yomb d'ailleurs gis ngeen formation bi ni mu jeexee ay autorités yu mag yu nekk ci réew mi yor ay ndox mi ngi noonu kon mbokk yegg si nañu ci tàggat yaram Pape Mante boobu lañu ci àndal. borom Jam City ñu ngi lay nuyu Pape Mante. maa ngi laa fay bu baax a baax Mohamed Diop. jërëjëf xibaaru tàggat yaram yi dañu koy tàmbali ak troisième journée bu Ligue 1 dafa mel ni Tëngéej moom wane na boppam. waaw Tëngéej FC nag gannaaw ba mu amee match nul jëm ci ñetteelu bëccëg bi ci digganteem ak ñi di waa US Gorée tax na ba tey nag moom mu nekk ci première place bi am juróomi poñ lu génn nag si ñetteelu journée boobule kon jàppal na Génération Foot moom dafa def match nul 0 but partout ci digganteem ak Linguère bu Saint-Louis foofu ca diwaanu Ndar Géej kon ñu jàpp ne sax Génération Foot moom mi lay waxtu wi kon moom moo nekk ak ci ñaareelu place bi ànd ci ak Linguère di wa fàttali nekk ni lu jëm ci wàllum sax mbir mi ni mel nag Linguère moom ñeenteelu place bi ñeenti poñ la am nekk si juróom-ñaareelu place bi Linguère ba Saint-Louis nag am lu taxawaay gu am solo ci ndorteelu championnat bi bu ñu sukkandikoo ci ki leen di tàggat di Majib Diagne moom mi nag muy rafetlu bu baax a baax boobu le résultat ñu teewlu Majib Diagne ak kii di Pape Oumar Ndiaye nekk capitaine bu Génération Foot ci micro kii di Babacar Niang ak Djeylani Sarr. jongante nañu joué 26 match la ñaar fukk ak juróom benn donc ñun ñett rek nañu amagul donc des na ñaar fukk ak ñett donc dara xewagul parce que te ku xam ni xool championnat bi dañ ko gaaw tàmbali ren amuñu temps préparation donc ak ndax CAN bi di ñëw donc il faut ñu xaar 7-6 journées pour équipe yi am tànk donc maa ngi jaajëfal ñaari équipe yëpp encore une fois. D'abord damay féliciter équipe adverse une équipe bu baax lañu taseloon et voilà dañu nekk équipe bu jeune nekk di en voie de reconstruction donc voilà le plus important pour nous c'est def match bu baax et continuer à travailler après le reste ça va venir inchallah. ñetteelu bëccëg boobule CNEPS excellence bu Thiès nag amal ci nag opération bu am solo foofu ca diwaanu stade bu Maniang Soumaré foofu ca Thiès kon jàpp na nag CNEPS moom mi dafa daan ñii di waa Ñambur bu Louga benn bal la ci dara tax nag ba CNEPS waxtu wi nekk ñetteelu place bi ak juróomi poñ ci noonu dañ ci teewlu kii di Habib Sarr mi leen tàggat ci jokkoom ak Mbaytal Xuma. waaye dafa am benn aspect boo xamante ni ci loolu la ñuy sukkandiku parce que ASEC Ndiambour dañ leen étudier bu baax xool leen bu baax parce que ñoom soo xoolee ay gabarit la ñuy yor donc fallait que ñu génne beneen solution par rapport à ça parce que soo xoolee ñoom duel yi la ñu gën a bëgg ak bal yu guddi yi donc moo tax semaine bi yëpp ci loolu la ñuy joué dañoo fexe à ce que équipe bi gën a am vivacité de jeu et aussi de jeu de déséquilibre bi à gauche pour terminer à droite pour le prendre au dépourvu donc ci loolu la ñu liggéey début bi gos yi teelu ñu ko répété mais en seconde période ils ont commencé à comprendre et dès bañ ko commencé jouer rapide et pousse bloc yi ci kanam là ça a fait automatiquement. ba tey nag ñu desandi foofu ca diwaanu Maniang Soumaré ndaxte Ñambur waxtu wi nag moo nekk ci lanterne du championnat bi kon keneen tàggat di Sidaati Sarr gis na nag faaw Ñambur gën a jóg ci ñeenteelu bëccëg bi nga xam ne ca la ñu jëm ngir nag mu xoolaat boo xam bu baax a baax di rafetlu bu baax a baax tamit taxawaay yi nga xam ne joueurs yi am nañu ko seen diggante ak CNEPS excellence bu Thiès naam sax dañ ci am défaite ñu teewlu kii di Sidaati Sarr.
mënuma lu encourager équipe bu Ndiambour bi di leen féliciter te xam ne vraiment point bi ñu fi perte ni tey am nañ possibilité vraiment pour récupérer. waaw parce que forcément actuellement nii su ma juumalee ci mal classé lañ bokk c'est normal parce que championnat soo koy tàmbali tamit pour ay points la donc soo xoolee sur 9 benn lañ ci am y a des questions et je pense que loolu lépp suñ ko résumé dellu liggéeyaat laa ci gis pour waajalaat parce que aussi bu leen fàtte ni dañuy war a tàmbali championnat boo xam ne aussi yombul championnat boo xam ne yombul la mais dañ koy tàmbali donc li mu def rek mooy concentré wu ci pour meilleur match des pour mun a am taxawaay bu baax. jàppal ne Mohamed kon lu jëm nag ci yeneen jongante yi jàmbaar moom nag dafa daanu bu rëy sax ci kanamu ñii di waa Guédiawaye FC foofu ca stade bu nag Saly ñetti bal ci dara la ko GFC daan jàppal na waxtu wi kon jàmbaar moom si juróomeelu place bi ak ñeenti poñ Mbour Petite Côte moom amal ndamam lu njëkk ci championnat bi gannaaw ba mu daane foofu ci stade bu Alassane Djigo AS Pikine benn bal ci dara Casa Sport moom dafa def match nul ci digganteem ak Jaraaf bu Ndakaaru ci Aline Sitoé Diatta benn ak benn AS Douane moom ak Dakar Sacré-Cœur benn ak benn la ñu def kon jàppale nag juróom-ñaari jongante yu ñu amal am nañ ci nag lu toll ci ñeent match nul ak ñetti victoire fukki but ak benn la ñu jot a dugal ci ñetteelu bëccëg bi. mu doon am solo ginnaaw Pamante Mbëpp xibaar yu jëm ci wàllu Ligue 1 ñu tabbi itam ci xibaar yi jëm ci wàllu Ligue 2. waaw Ligue 2 bi tamit jeexal nañu seen ñetteelu bëccëg ci week-end bi niki démb ci dimanche bi kon jàppal na wax yi nag Stade de Mbour moom ndorteel lu baax la am ndaxte ñetti ndam ci ñetteelu bëccëg bi la nag firndeel niki démb ci digganteem ak ñi di waa ñaari tali kon waxtu wi moom am na lu toll ci juróom nag ñeenti poñ kon jàppal ne. yeneen jongante yi nag Kër Madior moom dafa def match nul ci digganteem ak Renaissance bu Ndakaaru ñii nag di waa US Wakam ñoo daan Thiès FC benn bal ci dara Sonacos moom dafa fekk jamono ca Fatick daan ko benn bal ci dara Amitié daanu ci kanamu Oslo FA ñaax ci benn Walidane ak Port Autonome bu Ndakaaru benn ak benn la ñu def Dakar Université Club moom moo daañ équipe bii di Demba Diop benn bal ci dara. ñu jëm ci ñu wax ci wàllu tàggat yaram jëm ci wàllu bul mooy xam naa bul yooyee ñuy sànni bëgg nañ koo gën a ñoŋal foofee ci Mbour. waaw ca diwaanu Mbour la ñu jëm foofu nag ci commune bu Somone jàppale nag bi mooy première édition coupe bu maire bu ñu dippee nag wàllum pétanque participants yi nag toll nañ ci 200 bulis jógee fii ci réew mi ni ki doon Madagascar ak ci réewum France liñ ci bébét rek mooy gën a nag wëyal boobule nag sport bul foofu ci diwaanu Mbour ñu fekk fa Alioune Badara Sonko. commune bu Somone dalloo tournoi international bu pétanque mu nekk pour organisateurs yi benn défi bi nga xamante ne dañuy gën a kantanal discipline bi ci biile koor. équipe yi fi ñëw yëpp ça fait 105 équipes buñ dee seet au Sénégal ñi ko fi am ci pétanque barewul. première édition bi ñu tuddee ko maire bu Somone di Bokar Sadji moom mu jàpp ni municipalité bi dinañ accompagner biile discipline ngir ñu gën ko yaatal ci commune bu Somone. ñun on est obligé parce que importance bi gisuñ ko woon d'abord ci pétanque mais tey ku fi ñëw di nga xam ne ñii soxla nañu te mérité nañ aussi ñu gën leen a accompagner loolu nag lépp loo xam ne lii commune bi mën na ko dina ko def parce que loolu aussi moom mooy suñu rôle. dinañu toog ak les responsables yi nga xamante ne ñoom ñoo yore pétanque bi au niveau de la commune ñu xool avec ñoom lan mooy seen soxla lan mooy seen yitte su ko defee commune bi jàppale leen ci. bii la première édition bu pétanque nag regroupé ay participants yu bëri yi nga xamante ne ñii bàyyeekoo nañ Madagascar France ñeneen ñi Sénégal. Alioune Badara Sonko di ko jaajëfal lu baax a baax kon Mohamed Diop ñu joxante dig daje rek kon ni ki ëllëg 12h nag dinañ ci fas yéene ànd ak Birame Diadji Touré ci Zik FM 13h ak El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. jaajëf.